salaamaaleykum ami téléspectateurs yi safoo di seetaan Dream Pro tey nag ñu ñëw ba fi nga xamante ne nii moo di commune Djiddah Thiaroye Kaw doxantu nànk ba ñetti mbaar seet si sama càmmiñ sama xarit un jeune leader ba pare rax si doole nekk président commission Djiddah Thiaroye Kaw président commission jeunesse man dama koy dalal nànk bàyyi ko mu nuyoo As nuyu naa. merci beaucoup soxna Yaama man maa ngi tudd As Gaye nekk membre ci COJER nekk militant de l'Alliance pour la République nekk conseil municipal nekk président commission de la jeunesse et emploi et vie associative nekk aussi membre COJER national mais aussi tamit di militer l'Alliance pour la République depuis 2009 depuis que l'âge bi nga xamante mu ñu as sax pour voter parce que ci Alliance pour la République lañ njëkk a militer te foofu lañ continuer di militer te lépp li nga xam ne am nañ ko comme poste de responsabilité comme à la mairie mën nañu xool lañ ko jëlee. jërëjëf As damay ñëw ak yow ci Alliance pour la République bi nga dooree ndax da nga ne depuis 2009 ba tey yaa ngi Alliance pour la République boobu mën a goo voté sa diggante ak Macky Sall ci lan la sosu ba tax aussi nga ne yaa ngi ci ba keroog yaa ma gën a xam comme ni nga ko waxee doo ci jógee abadan yaa ngi ci Alliance pour la République lan moo sos sa diggante ak président Macky Sall. loolu xam naa ni c'est une longue histoire parce que sama waajur bu jigéen moo doon def politique. te lu ñaan diggante xolu doom ak yaay day xaw a jégewantoo vu que nag ma mun ci am benn message boo xam ne dama ciy jàngalee ndaw ñi ba noo gis ne ay temps ñenn ñi buñ doon wàcc terrain politique bi maanaam dañuy épargner seen doom yi maanaam dañuy denc seen doom yi fexe seen doom yi nekk dans les très bonnes conditions fexe bu avantage yi ñëw wala yenn privilèges yi seen doom yi ñëw ci bénéficié wu mais man sama digga ni warta demee noonu mais damay fexe li nga xam ne militants yi dañ koy def man may def lu ko ëpp damay fexe li samay di def loo doomu jàmbur yi man ma koy def lu ko ëpp moo tax loolu bokk na li ma gën a attiré que ni ma bëgg li nga xamante moo nekk seen politique bi mais lépp lu ma ci muti doon tamit mën naa ne moom moo ci tàggat moo tax même bu ñuy wax dama naan militant du ma ne responsable parce que jàpp naa ni parti politique benn responsable rek lay am mooy ki nga xam ne moo nekk le secrétaire général mais en tant que jeune damay continuer di militer li nga xamante moo nekk l'Alliance pour la République parce que responsabilité kenn du ko def sa bopp mais dañ la koy jox li ñu lay gàdduloo moo tax tout le temps damay insérer bu ñu waxee dama naan leen kat militant la parce que des fois gars yi dañuy ëpp lu ñuy reposer seen parti dafa bëri ay responsabilité politique parce que responsabilité maanaam mooy ku gàddu ay doomu aadama vu que je suis le président de la commission de la jeunesse mais ci sama instance parti je continue d'être li nga xamante moo nekk militant de l'Alliance pour la République. ba tey yéen a ko déggandoo As nee na moom day continuer di nekk Alliance pour la République du Sénégal dañ ko koy nangul As ñu ñëw si li nga xamante ne yow yàgg nga APR yaa ngi nekk en même temps militant ci li nga xamante ne nii moo di COJER ngeen yàgg a xeex ne da ngeen a bëgg maire bi nekkaat ci commune Djiddah Thiaroye Kaw nekk membre COJER ñu xëy un bon jour ngeen am benn allié ñu di ko wax le président Modou Gueye ma koy nuyu de passage ngeen xëy rek président Macky Sall jiital ko pour mu nekk maire commune Djiddah Thiaroye Kaw ban jàngat ngeen ci am ba xam yéen lu ngeen waxtaanee woon la avant biñ koy jiital ba tax mu ñëw ngeen ànd ak moom gunge ko ci élection yi wala lan moo waral loolu. merci beaucoup xam naa ni dama naan alhamdulilah rabbil alamin parce que lii taxoon ñu lancé li nga xam moo nekk initiative ne dañuy gérer suñu activité politique initiative bi ci man mi la jóge woon te su ma jiwul màggal Tuubaa la de passage di ci ñaanal suñu mbokk murit yi yàlla nañ ci dem ak jàmm ñibbi seeg ci li nga xamante moom moo nekk ci ay jàmm parce que man maa taxaw seetlu ne ni ñu nekkee ci parti bi nekk ci ay jeunes effort yi ñu ciy def bu xeex jotee ñun ñooy nekk sur le terrain bu engagement jotee ñun ñooy nekk sur le terrain bu porte à porte jotee ñun ñooy nekk sur le terrain bu ñu soxla mobilisation ñun ñooy nekk sur le terrain mais bu def soit jotee rek dañuy mettre en rade ñu ne dañuy geler li nga xam moo nekk suñu activité politique mais au delà de geler bi dañoo bëgg ne président na promouvoir li nga xamante moo nekk commune bi indi ñu maire boo xamante ni jeune lay nekk ñun ak moom dañuy bokk même climat bu ñuy vivre te jàpp naa ne message boobu ñu lancé son excellence dégg na te ki nga xamante moo nekk l'actuel maire de Djiddah Thiaroye Kaw muy monsieur le maire Mamadou Gueye ñëpp xam nañu tey président d'un club la mooy li nga xamante moom moo nekk AS Pikine te Mamadou Gueye tamit ñun ak moom ñoo bokk même climat bu ñuy vivre ñun ak moom ñoo bokk même génération que li ñu doon bay président indil ñu mag boo xamante ni dañuy continuer di nekk ci li nga xamante moom moo nekk ay tiraillement parce que depuis 2012 président n'a jamais perdu des élections li nga xam moo nekk ici à Djiddah Thiaroye Kaw lu dul en 2014 te dafa nekkoon cas boo xamante ne mën nañu benn cas exceptionnel boo xam ne mënu toon ñàkk boobu manque de maturité politique bokkoon na ci mais aussi tamit gis nañ ni moom ñu tànn les jeunes bu jeunes yi descendre li nga xamante moo nekk sur le terrain jël nañ li nga xamante moo nekk pouvoir local bi boole ko ak le pouvoir central continuer di gouverner ñaari pouvoir yooyu yëpp
xëy na loolu moo doon nekkoon message bi te ba ko président de la république déggee tamit tànnal ñu ko mais aussi tamit ki nga xamante ne tànnal nañu ko mën nañ ñi tamit lu ñu xaar ci moom franchement mu ngi koy def impliqué nañu ci lépp boole nañu ci li nga xamante moo nekk ci lépp te mais aussi tamit day muyoo la moyo nekk fi li nga xam moo nekk jëmmi président de la république teewal ko ci commune bi nekk ambassadeur am nekk Baye Fallam nekk relais nekk bouclier am te ñun maanaam loolu moo ñu manqué woon ñu am jeune boo xamante ne commune bi day am animation ñu am jeune boo xamante day mën a porter li nga xam moo nekk message de la jeunesse ñu am jeune boo xamante dina mën a promouvoir li nga xamante moo nekk la jeunesse mais ak le président Modou Gueye jàpp na certes que jox na ko li nga xamante moo nekk la mairie mais li ñuy xaaraat ci moom mooy ci prochain remaniement bi président de la République yëkkat ay poste de responsabilité convié ko te bu boobaa dina ko mën a permettre néew ma la Djiddah Thiaroye Kao mais dina am li nga xamante ne moo nekk département de Pikine parce que Djiddah Thiaroye Kao dafa nekk ci biiru xolu département de Pikine Djiddah Thiaroye Kao dafa axe frontière yu 8 communes Djiddah Thiaroye Kao dafa frontière yu Yeumbeul Sud dafa frontière ak Wakhinane Nimzatt dafa frontière ak Médina Gounass dafa frontière ak Pikine Nord dafa frontière ak Pikine Ouest dafa frontière ak Pikine Ouest dafa frontière ak Thiaroye Gare dafa frontière rek li nga xamante moo nekk Njaaréem Limamoulaye loolu tamit sax montre que ni lépp loo xamante def nga ko biir Djiddah Thiaroye Kao rek maanaam yeneen commune pour ñu copier ko lu yomb lay nekk kon nit kooku nag boo ko amatee rawatina li nga xamante moo nekk patrimoine pikinois yi tey muy AS Pikine mu nekk seul jeune benn responsable boo xam ne jël nga club boo xam ne yor nga ko pendant 5 ans te yoroo benn poste de responsabilité loolu dafa nekk benn dette boo xam ne pikinois dañ ko ameel parce que dafa am lu mu ñu teel lenn rek la ñu ko président mën a fayalee maanaam mu promouvoir ko dina xam ne dina am pikinois yi lépp li nga xam ne moo nekk seen côté waxtuma la Djiddah Thiaroye Kao rek mais 12 communes yi nekk dans le département de Pikine bu promouvoir Modou Gueye dina ko 100%. incha allah As ba tey ñu continuer question yi dañuy duggaat bu baax a baax li nga xamante ne nii moo nekk ci biir waxtaan bi. tey dañuy continuer ànd ak yow ci li nga xamante ne nii moo nekk question yi du gën a xuus ci biir waxtaan bi ndax président Macky Sall jiite na ki nga xamante ne mooy le président Modou Gueye élection locale yi ñëw ngeen gañe ko à 100% ñu seetlu ni 6 mois après xaw ma 4 mois après élection législative ñëw. ñu dóor Benno Bokk Yaakaar ci commune Djiddah Thiaroye Kao loolu ban jàngat nga ci am. loolu franchement man jàppee moo ko defet xam nga tax du ma ko jàppee defet certes que ci élection yu ñu jógee ci 2022 bi ñu jógee dañoo gagné li nga xamante moo nekk élection municipale yi mais aussi tamit dama lay rappeler benn affaire am na loo xamante ni tey li nga xamante moo nekk intercoalition Yewwi ak Wallu dafa am benn campagne de diabolisation bi nga xam ne ñu ngi ko doon def mais aussi loolu tamit nag doyul mais Djiddah Thiaroye Kao dafa nekk commune boo xam ne commune bu politique mu nekk commune boo xam ne dañoo am population bu mature dañoo am population boo xam ne c'est maanaam seen maturité politique foo ko natt weesu na ko en 2012 ba président tànn les députés mu nekk titulaire ñoo jël premier temps le département de Pikine référendum 2016 Djiddah Thiaroye Kao mu jël premier temps le département de Pikine élection législative 2017 président daf ñoo tànnal 2 suppléants mais commune bi dañoo jóg voté massivement parce que boobu comprendre ñu woon que ni jàppoon nañu suppléants yi ay titulaires lañ mais ñu xool pendant 5 ans suppléants yi amul kenn ki nga xamante ne dem nga ci hémicycle dem nga ci assemblée ñu ne lu ñu daloon dootuñu dalaat en 2022 boo leen tànnalaatee benn suppléant dañaa la noo déedéet parce que ba ñu tànnalee benn député gis nañ Djiddah Thiaroye Kao am na ay changement ba ñu tànnalee suppléant Djiddah Thiaroye Kao gisatuñ fi ay réalisation gisatuñ fi benn changement loolu tamit sax montre que dafa nekk benn message boo xamante ne xëy na ma am naa sens en tant que président commission de la jeunesse am naa proximité ak sama waa gox koo ci mënti jàkkaarloo danaa la non ñun bayu ñu leen pour voter mais te bi ngeen amoon titulaire dinañu mën a rassurer que ni xëy na nit ki ngeen nekkal mu ngi leen di bàyyi xel mais ba ngeen joxe suppléant 2017 lan lañ def ci biir commune lan lañ ci mën a changer parce que da ngeen doon battre campagne naam fal leen ñi nañ dem ensemble est-ce que tax na leen dem ensemble mais 2022 bu ci juróomi at doxee ci diggante bi lu ma gisul ba ma waxaatee ci dara du ma ci jàpp mais gis nga actuellement nii bu ñu président de la république tànnaloon kenn mu nekk titulaire ne ma la commune mais neggee li nga xam moo nekk dans le département de Pikine faut mu comprendre que ni maanaam Djiddah Thiaroye Kao dafa nekk locomotive bu département te lépp li nga xam ne day am Djiddah Thiaroye Kao rek day répété wu feneen te boo xoolee ñu voté loon ci élection locale bi ñooñu continuer li nga xamante moo tax dañu voté mais aussi tey loolu bu taxee présenté wu sa kanam population de xaar nga am titulaire opposition bi nekk fee di mën a benn campagne de diabolisation ak manipulation bi ensemble national dafa nekk benn institution boo xamante ni lépp li ñu war a réaliser ci dëkk bi ñoom ñoo koy tabax te or que demeewul noonu xëy na ñoom dañoo am pouvoir di voter proposition de loi di nattal li nga xamante moo nekk ministère yi
ci seen i budget mais pas assemblée nationale moo xamante moom mu nekk mooy exécuté loolu rek feeñ na ba ci période inondation yi jotee ni nga doon gisee waa Yewwi ni ñu ko doon campagne est-ce que wàccaata nañ sur le terrain de secourir li nga xamante ne moom mu nekk population bi xëy na nag am na loo xam ne dama ko reproché li nga xamante moo nekk population bi parce que 2012 en premier tour ñu ñoo gagné jël premier dans le département de Pikine deuxième tour ñu ñoo gagné jël premier dans le département de Pikine législative 2012 ñu ñoo gagné référendum 2016 ñu ñoo gagné législative 2017 ñoo gagné présidentielle 2019 ñun ñoo gagné élection locale 2022 ñoo gagné léegi pourquoi bu ñu perte benn rek ñu bëgg a mere li nga xam moo nekk askan lu toll ak 8 échéances nga gagné set yëpp perte benn bi mais aussi dina nekk loo xam ne jàpp nañ ni sarax la kat parce que bu la yàlla mayee nga jël lépp moom bu yàggee di nga xaw a fat tuuti xëy na dafa nekkoon loo xamante benn passage jàll def mais am na échéance boo xam moo ngi nekk suñu kan moo nekk en 2024 commune bi dinañ xam ni wala département bi nañ xam ni territoire Macky Sall nañ xam ne commune bi territoire monsieur le maire Mamadou Gueye la. As dinaa ñëw ci 2024 mais du tee ba tey damay taxaw ci question bi parce que dafa jege torop local après 6 mois après législative ñëw ñu gagné leen ñu jàppoo ni frustration am na ci seen biir surtout ci responsable yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Djiddah Thiaroye Kaw ba pare nekk APR. du ma ne frustration amul mais aussi jàpp naa ni nit booy politique da nga war a fàtte sa bopp. parce que nit ki nga xamante yaa engagé wu ne da ngay militer ci parti politique te ñëpp xam nga ne képp kuy politique wala yor sa parti politique sa ambition mooy lan accéder au pouvoir te boo accéder au pouvoir li war a njëkk a nekk sa sacerdoce mooy liggéey li nga xamante ne moom moo nekk sa askan. mais su ma gisee nit ne man dama frustré ci politique maanaam di wax boppam lu may xaw a tiit parce que dama naan nit kooku bu amee yenn avantage wala mu am yenn privilège yoonam dootul nekkati ci kenn boppam rek lay xalaat mais aussi am na li ci def. mais après li ci ëpp mën naa ne suñu kaw rek lay këpp amaana tey bu ñu gañe woon mun nañu rassurer li nga xamante moo nekk cap bi ñu téye woon mais jàpp naa damay frustré ndax bëgguma nit ki dem damay frustré ndax bëgguma bu nit ki gañe que président mun na promouvoir ak or que ni li ngay ñaane ko nit ko mais sa bopp nga xañ pour rappeler que tey monsieur le maire Modou Gueye loolu laa koy ñaan yàlla na nekk ministre de la république tey bu nekk ministre de la république est-ce que Modou Gueye mën na embaucher boppam te bu nekk ministre de la république te Djiddah Thiaroye Kaw am na yenn zone yoo xam ne ñoo ngi jooy assainissement ñoo ngi jooy ay pavage ñoo ngi jooy côté éclairage public ñoo ngi jooy li nga xamante moo nekk suñu plateau médical mais tey kooku bu yoroon portefeuille yor li nga xamante mooy mairie tey ministre bi nekk Kolda bu soxlaa assainissement wala mu soxla ambulance wala mu soxla renforcer li nga xamante moo nekk plateau médical am ak Modou Gueye mii nekk maire est-ce que doy dina nekk benn moo tax des fois foofu ñuy fàtte seen bopp maanaam promouvoir nit ki c'est pas nit ki mais commune bi la ñuy promouvoir tey kooku dina nekk ambassadeur commune bi tey bépp autorité lépp lu muy mënti def ci biir dans le département de Pikine dina bàyyi xel ni kat Modou Gueye di Djiddah Thiaroye Kaw def wala ministre de la République wala certes réalisation yi may def dina ko mën a permettre muy saisir li nga xam ne moo nekk conseil des ministres tey lépp lañ fa mën ci am Djiddah Thiaroye Kaw moom moo ciy gañ mais boo ne dafay ñaane kooku ñaanoo kooku mais sa bopp ngay ñaani mooy sa commune ngay ñaani parce que dañuy continuer ñii nekk ci pouvoir ñii nekk ministre continuer nekk di ministre di def yenn effort yi nga xam ne moo nekk sa commune mais yow munoo def mais sa maire mënul def parce que sa maire lu mu mën rek may ñaan mais xëy na bu ñu gañe woon te mën nañ taxaw nit ñi revendiquer ne président local la ñu waxoon rassuré nañ ne tey gañe nañ mais élection législative gañe nañ mais promouvoir li nga xamante moo nekk tey commune mais nekk na defet boo xamante d'une part da nga naan li ngay sant yàlla rek parce que jàppal ni heure boo gañee am na nit ku fa mer mais boo pertee tamit xam ne am na nit ku fa kontaan. damay ñëw ba tey si loolu noonu muy soxor ak kiñaan bi nga xamante ne nii wax nga ko ndax am na ay responsable yoo xamante ne ñoo ngi ci commune bi te ba tey kenn gisu leen ba campagne yi jotee ñu ànd ak ki nga xamante ne moo di président Modou Gueye sur le terrain ànd ak moom campagne. loolu moom damay lancer meilleur message na si jël ay responsabilité képp ki nga xamante ni muyewul la mooy ak fépp fu mu munti nekk ak bépp poste de responsabilité bu mu am na ko maire génnee ci li nga xam ne moo nekk ci mairie bi ak képp ku mu munti nekk nag laa la wax de mu leer la ni kii tey muyewul la mooy wala dafa taxoon benn position boo xam ne position vote contre la dama naan na ko fa maire jëli parce que nit ki nga xamante ni ku mun a capable bokk tey sa biir njaboot mun la xañ yenn nii kooku tey bu la ëppee doole woon la ko loolu laa ko mën a jàppee loolu moom franchement dafa nekk ci li nga xamante soo dee fekk yi nga xamante ni lu ñu mën a constater la parce que man certes que maa ngi woon sur le terrain mais aussi nekkoon na ci zone boo xamante ni xawoon naa ci biir trop parce que xëy na bu as nekk fii kii nekk fii kii nekk fii kii nekk fii commune bi rek lay renforcer mais bu dee fukki nit war a nekk benn li nekk non dina am vide boo xam ne di nga ko sentir. as ba tey damay ñëwaat ak yow ci yow mi nga xamante ne yow yaa yor commission jeunesse fii su commune Djiddah Thiaroye Kaw
mais nga seetlu ni Sénégal boo nee jeunesse nit ñi jeunesse su Pastef la ñuy gën a wax jeunesse su Yewwi Askan Wi la ñuy gën a wax pour yow ban problème moo war a nekk si jeunesse su Benno Bokk Yaakaar yi parce que duñu leen gis si plateau télé yi ñuy wax duñu leen gis mukk ñu génn fësal seen bopp Sonko nga foog ne fu mu toll nii li mu am est-ce que nekkul jeunesse su Sénégal ñoo ko may. non jeunesse Sénégal jox ko loolu moom du ma si sax mën a ànd ak yow parce que tey boo xoolee président de la république maanaam posture bu mu am tey lu waay mu ci wax rek dañ ñaan yaroom ak dal te dañ ñaan la niw boo nekkee ndaw nekk ci àdduna nga bëgg a jëriñ maanaam lu la tekk mayul yuréet du la ko may xëy na mag ñi sax dañ ko wax mais beneen bi aussi xam nga tey kii yor pouvoir di liggéey yamut ak ki nga xamante day toog rek di critiquer mais beneen bi aussi ñun ak jeune Pastef xam na tax mënuñoo yeb parce que li ñu leen di identifier ak ñun li ñuy identifier du benn parce que ci jeune su Pastef la ñu xam saaga li nga xamante moo nekk xalifa général ci jeune su Pastef la ñu xam saaga li nga xamante moom moo nekk ci yenn kilifa diine mais aussi que li nga xamante président de la république defal na ko jeunesse Sénégal amul benn président bu ko fi mës a def parce que bisu ñuy am yëpp lépp pour jeunes yi la tey boo demee fi nga xam ne Pikine arène nationale bi depuis Senghor laa wax ba Abdou Diouf mosuñu am benn infrastructure boo xam ne uniquement de recevoir li nga xam ne moo nekk làmb tey ci président Macky Sall la nga amee tey boo ñëwee stade bi nga xam ne moo nekk stade Abdoulaye Wade mën nañu infrastructure boobu ci grâce à président Macky Sall la nga amee tey boo ñëwee li nga xam ne moo nekk 3FPT DER ONFP maanaam instruments yooyu yëpp président la jël ko dajee ko li nga xam ne moo nekk les jeunes entrepreneurs ak ñi nga xam ne dañuy bëgg a def renforcement de capacité ak ñi nga xam ne dañuy bëgg entreprendre mais aussi kooku mënoo ko tëkkale kenn mais aussi ñëpp xam nañu réew kenn mënu ko tabax sans infrastructure tey boo xoolee li nga xam ne moo nekk secteur informel bi xam nga ni ci jeunes yi fréquent yi kenn fréquenté wu ci te imagine li nga xam ne moo nekk terre ñoo ne day jël 165 000 passagers da ngay jël par jour ñoo ne BRT mën na jël 350 000 passagers la preuve gis nga tey ba ñu tollee ci li nga xam moo nekk weeru koor nga gis nit toog na la pendant 32 ans musuma ndogoo li nga xam ne moo nekk sama kër mais président tey jox na infrastructure boo xam ne même pas 15 minutes nga mën a jóge sa kër dem Dakar dem liggéey te bu ñu ne liggéey ndaw ñi lañ ci xaar parce que xaaruñ ci li nga xam ne moo nekk mag yoon mais dañoo am président boo xamante ni day teg condition yi tax nit ki mën a développer day teg condition yi tax nit ki mën a liggéey day teg condition yi mën a tax mën a renforcer intelligence nit ki day teg condition yi tax nan lañ mën a tënkee ndaw téye ko ci réew jàngal ko liggéey xamal ko nan la ñuy tabaxee dëkk xamal ko nan la ñuy préparer li nga xam ne moo nekk sa génération future mais nag tel n'est pas le cas tey boo demee li nga xam moo nekk au sein de Pastef boo leen déggee saaga xaste wax ji ñaaw mais bu dee nit ki nga xamante ni li mu am rek lay demee mars muy saaga ak wax ji ñaaw bu fekkee loolu mooy tax ñu mun ñu identifier yàlla bu ñu kenn identifier te lii ma la wax ni lépp defuñu ko rek pour Alliance pour la République mais dañ ko def pour Sénégal gis nga tey ci élection yi nekk Ousmane Sonko bu mun a jógee Dakar ba Kolda rek 600 kilomètres nga mun ko fa voyage amul benn rag nag ba ma def nga mun a jógee Kolda ndékkee fa ñëw añee si li nga xam ne moo nekk Dakar bu amul ci infrastructure bu baax doo ko mën a baax moo tax des fois su may gisee sa ñuy critiquer wala toog di saaga wala dama naan xëy na yaa ngi saagal ci li nga ki nga xamante ne ci espace su 10 ans defal na la ñi fi def 40 ans defalu kon kooku na fa dëgg yàlla boo ko saaga saagoo sa bopp sa avenir nga saaga sa intelligence nga saaga parce que amul dara loo xamante ne di nga ko laal ci Sénégal te gisoon président dund na fa baaraam moo xam ci côté ndaw ñi moo xam ci côté jigéen ñi moo xam ci côté infrastructure moo xam ci côté infrastructure maritime moo xam ci côté infrastructure aérienne amul. léegi yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk jeunesse nekk fi nga xamante ne moo di APR Benno Bokk Yaakaar est-ce que jotul tamit élection 2024 yi agsi na daanaka ngeen génn dem ci plateau yi mën a fësal li fi président Macky Sall def parce que duñu gis benn jeune APR wala benn jeune Benno Bokk Yaakaar d'après li nga expliqué mu toog si benn plateau expliqué ko parce que yaakaar naa ne boo leen éclaircir loolu xëy na dina am tuuti changement. waaw xam nga lu ñu naan séntu asamaan jartu buuxanti mais beneen bi aussi président li mu def mu fi ne fàng ne daj mais aussi c'est pas que dañoo ragal dem ci li nga xamante moom moo nekk ci plateau yi xam nga wax ju bëri ñàkk jëf la mais bu sa jëf bëree sa wax néew mais bu sa wax bëree rek maanaam sa jëf bëriwul mais aussi tamit nag bañuñu ko parce que foofu dañuy ñaanal son excellence mais xam nga tey ndaw dafa am ni nga koy ñemewloo dafa am ni nga koy utiyoo xam nga des fois damay toog nit ñi naam yow ni nga mun a toogee di wax ci yenn réalisation président de la République te doo téye document doo téye dara mais nu may mën a jaralee may def recherche di des ay investigation du xool pàcc bu ci nekk fan la ko fekkoon lan la ci def lan la ci lii lan la xool courage utee wuñu la dëgg rek tey pour nga dem ci plateau yi nga xamante ni da nga fay dayee yi nga xamante dañuy saaga saay dañuy saaga sa pap après da ngay gis say mbokk dañu naan est-ce que lii sax jar na ko te yaa ngi défendre Macky Sall ñu ngi lay saaga mais au fait man li may défendre Macky Sall man jàpp naa ne défendre Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk défendre Macky Sall bokk naan ci défendre Sénégal la bokk mais aussi li nga xamante ne moo nekk jeune passé xam nga ni koy ut
maanaam bëgg li nga yor lu mu mun ci lu ñaaw dina la ko wax lu mu mun ci sosal la dina la ko wax lu mu mun lu salteel sa der dina ko jéem a teg ci li nga xamante moom moo nekk sa der koo wax de boo bëggee wëlbati ko bëgg a mel ni moom bu yàggee da ngeen nekk soskat waxkatu lu ñaaw moom bàyyi ko moom muy dëkkee di wax yow ngeen dëkkee di jëf xëy na bu attee jotee rek bu population bi attee nit ñi nañu mën a gisal li nga xamante moo nekk seen bopp yàggul dara ci élection présidentielle yi ñu génn gis nañ président 58% yi nga xamante ni tey am na ko gis nañu mairie presque parmi les 46 départements 31 départements yëpp tey ñun ñoo ko gagné mën nañu tamit ensemble la certes que bu fekkee am nañ 82 députés mais échéance yi lu ma fi tuddee yëpp heure bu ñu demandé population yi seen baat ñu renouveler seen confiance ci son excellence loolu tamit bu fekkee defoo ci benn réalisation wala amul dara loo ci def bu dee sanction nañ la bu yàgg depuis 2019. waa As ba tey damay continuer dañuy gën a xuus si waxtaan bi man ak yow tey moom duñu gaaw a tàkkalikoo loolu moom leer na ma incha allah léegi yow élection 2024 yi ñëw na ba pare As dëkk bi metti na trop dund bi cher na kenn mënul wax lépp nga yaakaar ne loolu mënul nekk lenn li nga xamante ne lu gën a tuuti mën na fakkastal tànk ki nga xamante ne moo di président Macky Sall. xam nga réew des fois foog ñuy am courage di waxante dëgg xam nga crise bi c'est mondial te dama naan président tout le temps histoire da koy jox région ba mu fi toogee tabax li nga xamante moo nekk plateforme industrielle bu jëm ñaari nit ñi dañ fa taxaw ne ñëpp ne day yàq rek di tabax ay bâtiment yoo xam ne tey kenn du ko fa soxla te nga am benn marché gros porteur boo xamante ni 24 hectares nga ko tabaxee mu nekk marché bu gën a rëy Afrique de l'Ouest tey mu nekk marché boo xamante ni bépp produit alimentaire wala lépp loo xamante tey dañ ko bay wala am na fu ñu ko mën a jëlee nga mën a am foo ko mën a conserver am ay chambre foire yi nga xamante ne sa réew war na ko ci mën a jullee mais beneen aussi ba mu financé li nga xam moo nekk campagne autosuffisance alimentaire bay dundee maanaam dafa mel ni lépp daf ko gisoon Covid ñëw traversé fi mais aussi guerre Ukraine ak Russie bi nga gis pardon li nga xamante ne tey def na ko li nga xamante ne moo nekk monde bi mais beneen bi aussi ñëpp xam nañu plateforme industrielle ni ci Russie mel ak ni ci Ukraine mel amul benn pays asiatique bu mel noonu mais aussi loolu bu ñëwee day feeñ waaw te li ñuy rapproché naan fii Sénégal nañ dem Mali nañ dem Côte d'Ivoire nañ dem Ghana keroog gis ngeen am benn population xam dañoo génn dem assaiser li nga xamante moo nekk palais di kaas li nga xamante moo nekk dundu gu seer gi tey certes que président lancé na benn programme boo xam mooy autosuffisance alimentaire tey teg na benn plateforme industrielle boo xamante ni uniquement pour préparer ci li nga xamante bu ñu nekk ci yeneen difficile au lieu que ñuy dépendre mais ñu mën a am benn souveraineté alimentaire boo xamante ni lépp li nga xamante ne li ñu koy dundee ñu fexe muy juree li nga xam ne moo nekk suñu biir réew mais bu ñu fàttali li ëpp ci lu ñuy lekk lu ñuy exporté la mais nit ki li nga xamante ne nag da nga dépendre bu fa crise amee day impact ci yow dafa mel ni yére bi ngay sol téere bu la koy ñawal bu xëy ubbi bu xëy nooy solee yére mais aussi président am na jéego yu ñu ki def tey boo demee ci mbay mi ñëpp xam nañu am na effort yu muy def mais tey boo demee ci li nga xamante ne moo nekk mbayum gerte nga ñëw ñu ne Dakar 200 kilomètres président dañ fay teg benn zone industrielle boo xam ne uniquement dañ fay teg pour mun di transformer li nga xam moo nekk arachide moo xam gerte moo xam ripaas moo xam lii lay nekk pour jur yi am nañu mën a lekk ñu am diwlin boo xam tey si suñu réew lay nekk ñu toog mën ko dundee tey boo demee vallée fleuve du Sénégal président yëkkat ay motowaay yëkkat ay caterpillar yëkkat ay tracteur jox ko li nga xam ne moo nekk sud bi ñu mën di produire li nga xam ne plus de 3 millions de tonnes de riz yi nga xamante tey suñu réew dina ko war a mën a dundee tey effort yooyu muy def mu ngi jéem a def le tout ñu bañ a dépendre ci benn dëkk ñu dépendre ci li nga xamante ni am benn souveraineté alimentaire boo xam ne tey ci suñu réew la ñu nekk doota ñu dépendre ci li nga xam ne moo nekk benn réew mais effort yooyu tey muy def crise bi ñëw jékki-jékki taw sa kaw nga jékki bu ko colee nit ki jàpp naa ne xëy na ni acharnement la rek mais boo demee Chine boo demee Ukraine boo demee Amérique boo nekkee France boo demee Allemagne amul benn dëkk boo xam ne di nga taxaw ci monde bi te crise bi impact wala te crise bi laalu la bu dee gis nañ ko rek nañu ma dëkk bii la. merci As si leeral yi jërëjëf As ma dellu siwaat ba tey ci li nga xamante ni maanaam élection législative yi weesu ñu jëm ci 2024 Ousmane Sonko ñëw ne day déposer candidature am tiit ngeen wala tiitoo leen yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk Benno Bokk Yaakaar ndax fu mu nekk ni sénégalais jàpp nañ ne fi mu ne Macky Sall moom jeexal na. xam nga Ousmane Sonko des fois dama naan ànd ak boobu la ànd ak xel bi quoi xam nga des fois su ma ko gisee. muy saaga yenn institution yi tey ba mu bëggee porter plainte Mamour Diallo fan la ko porter plainte ci procureur de la république OFNAC kan moo ko indi du président de la république procureur de la république bokk ci pouvoir judiciaire bi dafa la dem porter ci ko plainte boo ko Adji Sarr porter plainte
lan la wax du wuyu ji magistrat yi nga xamante ne président moo leen nommé buggul dem procès dañ ko takkal dañ ko tuumal moom mu taxaw ne sénégalais man maa fa yóbbu sama bopp parce que dama feebar dama am problème bu ndigg ñu yabala ma ci li nga xam ne kinésithérapie par l' information nit ñi xamal ñi sax loolu mun a faj loolu la jabaram doon jàng ba benn jabaram jékki-jékki dem buude ji bàyyi ñu président li nga xam ne moo nekk ci élection yi parce que même buy déclarer sa candidature ci institution yi nga xam ne état moom moo ko fi teg foofu la koy dem di déposer yi mais avant loolu dafa am lu ko jiitu plainte dafa tegu ci kaw ndoddam na dem procès ak Adji Sarr xam nga nit ki wax dëgg yàlla balaa ngaa seen li nekk sa ginnaaw suba mais xoolal li nga xam ne moo nekk sa kanam ba pare sagam nag boo munee accuser ay nit mun a déposer plainte mun a toog xaar ne procès rek nga yàqamti jàkkaarloo ki nga xam ne moo nekk Mamour Diallo mais Adji Sarr ndad na ci ndoddam li nga xam ne moo nekk plainte ne xaaru leen li nga xamante moom moo nekk procès li nga xamante mu fay dem moo fa yóbbu boppam bàyyi ay jabaram bàyyi ay doomam bàyyi ay garde corps am def fa li mu fa doon def ba li fa xew fa ba li fa am fa kon ñun wax dëgg yàlla nit ki nga xam ne ba muy dem ba muy neex woowu la kon du naqari mukk may toog di génne li nga xamante moo nekk sénégalais bu doon man def na conférence de presse ne ma aas bu sa ndigg di metti dama suy de beauté nga dem faj yi sa bopp mais di ki nga xamante wax dëgg yàlla ba muy bànneexu woowu ma mais du toog ba naka jot mu ñëw maanaam saaga sénégalais la ba muy bànneexu amul fenn Ousmane Sonko bu mos na fa posté taxaw ne kat nañ def li nga xam moo nekk consommé local am nañ ay jigéen sénégalais yu rafet yu jongama ñoo ngi nekk ci yenn institut de beauté yi nga xamante dem leen ngeen dem defi ci fa massage mais dafa làqatu benn dafa siis am nga siis bu mënta wees loolu xale yi fa nekk rafet nañu Sonko wax ko kenn dem na consommé na dugg na fa jëfandu na fa violé na fa doomu jàmbur léegi bëgg a taxaw ne nit ñi génn leen man de bu doon ba muy def invité na ma su ma maasee woo dinaa ne fii Ousmane Sonko woo Sénégal na fa Sénégal yëpp dem ginnaaw nag ba muy bànneex woowu ma bu naqaree du man lay woo neex na moom la fekkoon bu naqaree moom rek na ko fa sumb parce que li ma la ci siis la bokk. waa amis téléspectateurs yi safa di seetaan Dirim Pro mën naa ne question yi nga xamante ne nii moom laa bëgg a posé ki nga xamante ne moo di sama xarit sama mag aas fii ba suba di jeex su ko defee nag dama koy bàyyi mu tàggatoo mu wax ban message lay lancé ak jeunes yi su ko defee ñu daal di tëj. merci beaucoup soxna Yaama ndax kontaan naa trop di invité ak Sénégalais yi wax dëgg yàlla nañ suivre li nga xamante moom moo nekk seen site bi parce que gis nañ seen émission yi ngeen di def am na solo trop gis na ak seen programme chroniqueuse yi nga xam ne yaa ngi koy def ak débat d'actualité ak situation du jour yi wax dëgg yàlla di ko rafetlu mais aussi di lancer benn message li nga xam ne moo nekk jeunes yi nañ xam ne réew mi dafa compté wu si ñoom te mun am réew boo xam ne da nga am pétrole am gaz te ñëpp xam nañ réew yooyu ñu ko fi am ñëpp guerre pour mu am fa lu yomb lay nekk te dëkk bu mu munti am occidentaux yi ñëpp dañuy jël seen bët yi dañuy jël seen xel dañuy jël seen temps dañuy jël seen énergie lépp tim ci li nga xamante ne moom moo nekk seen dëkk gis nga tey gis nga li xew Gambie gis nga li xew Guinée gis nga li xew Mali gis nga li xew Burkina Faso gis ngeen li xew Mauritanie war ngeen toog posé wu question ne la moo tax xewul Sénégal gis ngeen ni tey li nga xamante moo nekk base yi rebelle yi nekkoon minte di ko nanguwaat tey nga gis ni dëkk yëpp tey nu ñu leen utilisé ñu mën di mën a ay coup d'état di déjjati li nga xamante moom moo nekk seen chef d'état yi fa nekk kon ñëpp xam nañu am na lu nekk ci ginnaaw te ñoom amuñu pétrole amuñu gaz sagam na ñun ñi nga xam ne ñoo am pétrole ñoo am gaz nañ bañ bu ñu kenn manipuler bu ñu kenn tàllal suñu réew parce que tey lépp lañ fi mënti taal ñun ñooy reyante suñu biir ñun ñooy subir conséquences yi te bu amee luy jëriñ réew mi dootuñu mën a jëriñ fenn ginnaaw nag jëriñu Nigéria jëriñ yenn réew yi dañuy ñaan yàlla Sénégal yàlla na nekk benn dëkk boo xam ne exemple lay nekk ñu nekk ñoom de bañ amee seen pétrole ak gaz servi na li nga xam ne moo nekk seen mais certes que pétrole bi tey amagu fi mais am na yenn dëkk yoo xam ne ñeew ñu leen ci dara tey am nga benn compagnie boo xam ne nekk Air Sénégal tey am nga ay bis yi nga xamante ne dañuy daw tey ci sous région yi tey am nga fi benn compagnie maritime boo xam ne nga mën a jógee Gorée dem fi nga xamante moom moo nekk Ziguinchor wala nga mën a jógee tey fii Dakar dem fi nga xam moo nekk aérogare bu Kolda wala nga mën a li nga xam ne moo nekk aéroport bu Saint-Louis wala bu Ndioum wala bu Matam maanaam tey infrastructure yooyu yëpp ñuy def xam nañ lépp dañ ko préparé pour li nga xam ne moo nekk génération future nga xam tey fépp fu ñuy mënti dem ci suñu dëkk dootuñu copier benn dëkk wala dootuñu ñeeñ li nga xam ne moo nekk benn dëkk moo tax tout le temps may insiste que ni yenn réalisation yi fi nekk defuñu ko pour mag ñi dañ ko def pour ndaw ñi ëllëg ñu dañuy nekk ci ay mag te suñuy raqte dañ fi ñëw war nañ fi mën a bàyyi benn message boo xamante ni ñëwee képp ku ci mënti ñëw diñ ci mën topp moo ma gënal foofu nit ki nga xamante ni heure bu la yëkkatee gañoo moo tax mu yëkkati la heure bu la yëkkatee ci bànneexu boppam moo tax mu yëkkati ko di lancer benn message képp ki xam ne jeune nga conscient nga combat bu la Sonko di wax ci combat mortal combat bi na jiital jabaram jiital ay njabootam ba muy daanu moom moo daanu moo bànneexu
moo ci yëg boppam moo ci sentir plaisir comme man du ma xeex la du ma tàll du ma lakk loolu laay tëjee sama waxtaan. merci As am naa contentement bu baax a baax si dalal wi ñu dalaloon tey ami téléspectateurs yi safoo di seetaan Dream Pro tey lii lañ leen andiloon ma ñëw seet si woon sama càmmiñ bii di As ñu di leen di jox dig daje nag ak yeneen i célébrité yeneen i homme politique di leen jox dig daje ak ay musiciens wak lépp a ngi ci biir jaa ngeen jëf jërëjëf merci beaucoup.